من سماحة الخليفة الشيخ أبي بكر منصور حفظه الله ورعاه إلى صاحب الجلالة أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه. يقول الخليفة: أخصص بالشكر والتقدير والعرفان والامتنان لأمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره وأطال عمره على عنايته الموصولة الدائمة بالعلماء وشيوخ الطرق الصوفية الأفارقة وبالتراث الإسلامي الإفريقي، إذ نقدر جهود جلالته ومواقفه ومساعيه وأعماله في هذا المجال، ونشيد بحكمته وحنكته ودرايته في استشرافه المبكر للمخاطر المتنوعة المحدقة بالقارة الإفريقية من أجل طمس معالمها الدينية والحضارية والثقافية، حيث بادر جلالته إلى إحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة الإطار الأمثل والأنسب لحماية ثوابتها الدينية المشتركة وتوحيد كلمة علمائها وتنسيق وإبراز إنجازاتهم الفكرية وأعمالهم العلمية والثقافية، وإحياء التراث الإفريقي الإسلامي المشترك من خلال التعريف به ونشره والعمل على حفظه وصيانته. ولا شك أن في هذا الديوان المبارك الذي سهرت وساعدت على طبعه ونشره مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة مبادرة مباركة تعيد في قلوب الأجيال المتعاقبة الحماسة والعزيمة والثبات، وتزرع فيها بذور الثقة والأمل والإطمئنان، وتعكس بالجلاء عمق الروابط الروحية التاريخية بين العرش العلوي المجيد وبين الحضرة المالكية التواونية، تلك العلاقات التي تشهد في عهد أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه. di ñaanal alxalifa Serigne Babacar Sy Mansour ci élan bi nga xam ni def na ko ñu yëkkati xam-xam def ko moomeel ba pare fas ko yéenee liggéeyee, parce que xam-xam bu ñu liggéeyewul yi tamit kama salil ximeeri rek lay nekk yaxmilu asfara. yàlla nañ ci yàlla musal. ñu gërëm di ñaanal xalifa bi ci élan boobule, di ñaan borom bi azza wa jalla mu yokk wéram yokk fanam yaatal suturaam boole ko ak kilifa yi nekk ci wetam Cheikh El Hadj Malick Sy Maodo, Serigne Babacar Sy Dabakh ak njabootu Maodo yépp. Serigne Pape, xam naa damay rebondir ci lii Mokhtar wax Cissé teg beneen tomb ci loolu. Rebondir bi tamit dañu tollu jamono boo xamante ni li mu wax kër gi dafa bari ay furuu yoo xam ne ñoom ñépp seen yitte moom mooy dundal xam-xam bi nekk ci liggéeyu mag ñi te Mawlana Alxajju Malik radiyallahu anhu wa nafaana bi barakatihi. wante su fekkee xamante wuñu, maanaam ku nekk da nga nekk ci sa wet te kenn xamul li sa moroom di def, mën na am répétition te répétition baaxul sauf su dee ci jàngale. mën na am it ay limites yu nekk ci fii te la koy mottali nekk ca fee te xamuñ ni lii mi ngi fii lee ma nga fële. bu boobaa dafay nekk naqs, dafay nekk déficit, dafay nekk limite
ci liggéey bi nga xam ne moom la ñuy liggéey. kon loolu mu wax ko léegi ci Siraj par rapport ak site bi ak ñoom li ñuy liggéey defe naa dañ ko war a yaatal ci mbooleem organisme yi nga xam ne mi ngi ci biir kër gi di toppatoo xam-xam di toppatoo liggéey ci wàllu internet di toppatoo publication loolu vraiment dama ko ci dëgëral. bi nga xamante ni bëgg naa ko ci teg moom moo di man damay tey moom wax dëgg borom bi azza wa jal dama bëgg mbégte mu rëy lu tax damay faral di wax naan ñun dañoo ñàkk yitte sama xarit bi di sama patron di sama jarbaat waaye di sama patron di Serigne Mbaye Ba yenn saa yi dama ko koy wax ni ko ñun dañoo ñàkk yitte parce que lii Mawlana Al Hadj Malick def mu nekk une connaissance encyclopédique te ñun ba nëga ni si mënuñu fexe ba Mam Maodo lii mu liggéey ñu jot li ko ñi ko moom parce que ñun moomuñu ko ñi ko moom mooy adduna bi ñii dañuy wax arab ñii dañuy wax anglais ñii dañuy wax français ñii dañuy wax beneen langue comme ni ko Siraj defee ci seen mais mënuñu fexe ba lii ñi jàng français jot ko te nekk njabootu Cheikh El Hadj Malick te nekk ay mbindeef yoo xamante ni yàlla dafa jox yonent bi ndigal pour mu jottali leen risalaam yaa ayyuha rasul balligh te am na sax lu mu ca teg mais loolu dafa mel ni ñun la ñun ñii la maam Maodo def na balligh tabliir bi Mawlaana def na ko li ci des mooy ñun defuñu ko ñun ñoo jottaliwul ñi ñu war a jottali ma gis ni tey loolu ma doon jooytu gis naa benn jéego bu ci dem daaw docteur Jamil Niane ak man mii mu doyee di mii bi ñuy def téere boobule ci an-Nuurul Muhammadi jëlee ko ci faslul awal bi nekk ci xilaasu zahab li ko waraloon mooy dañu gis benn mouvement bu ñuy tuddee un mouvement tombouctien maanaam boroom xam-xam yi nga xam ne ay académiciens lañu ci di utiliser langue occidentale yi dañu gis ni xam-xam jóge na ci Afrique mi ngi jóge ci Afrique ci ndonol Tombouctou ñuy citer ay boroom xam-xam Mawlana El Hadj Malick bokk ci loolu tuur na rangoñ citer boroom xam-xam fii ci Afrique ci ay téere ñu ne jottali nañu xam-xamu diine Mawlana El Hadj Malick boolewuñu ko ci loolu ñun ñii suñu doyadi la donc luy moo tax ma ni tey bég naa ndax lii benn jéego la ci yëkkati défi boobu leen bëgguma guddal ndax jotaay bi laaju ko wante daal maa ngi ñaax mbokk yi ci lii Maxtaar wax te sama mbokk mii di mbayloo dama ko koy seedeel rek daf ciy liggéey toujours muy wàllu ubbeeku ak wàllu yaatal ak wàllu jokkale loolu daal laay ñaax pour que kër gi li fi nekk jokkaloo lëkkaloo ñam wi ñu mën koo bokk ñun ñëpp jox ko àdduna bi di delloo ñaanal xalifa bi ak njabootu Mawlana di dellu ñaax sama mbokk yi ci ndigal ak kilifa man loolu dama koy wax toujours jeunes yi ndigal ak nangu kilifa yàlla na nu yàlla defal tawfiq salaamaaleykum wa rahmatulah. sof suñu kàddu ci li docteur wax ak Cheikh Muxtaar ndax ñoom ñii ñooy suñuy partenaire ci lef wi ak suñuy kilifa gu baax gi di Hadj Muxtaar ak Cheikh Malick mooy suñu waxtaan guddi ak bëccëg. Cheikh Abdul Aziz jamiyatu daawa al islamiya al alamiya dañ ko invité benn nadwa ca Bamako mu yóbbaale ma maak Hadj Malick mi ak Serigne Samba bi ñu demee am na ku fa traité dawrul mashayikh as-suufiya fi nashri daawa al islamiya fi al qaara al ifriqiya defe naa noonu la Hadj Malick mbokk mi doon def communication bi communication bu rafet la def waaye ñamu cité seenuñu pëndu Seydil Hadj Malick waaye internet
jaay na ko ba tax kooka lañ gën a mën a jënd ci Cheikh Al Hadj Malick mu def communication bi Cheikh Abdou Aziz wax ma ni ma waaw da ngeen dul feeñal seen taxawaayu maam ma ni ko ankay ma woo Hadj Malick mii ñu retiré wu ak sëñ Samba ñu def benn du sax radd waaye ñu bind rek tuuti ci Hadj Malick fésal ko keroog Moxtaar bi ñu génnee di añ waa ji doon def communication bi wax nañu maag Maodo mii ni ñu su ma teeloon a xam kii ngeen ma wax nii fi ñuy añe moom lay jël comme exemple kon li ñuy wax am na solo ñu ngi ciy bég di ñaan yàlla mu mottali salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sama Cheikh El Hadj Mal daf ne dundal leen diine waxul ci benn xam-xam bil ulumi xam-xam yi bépp xam-xam bu am njëriñ rek diine nangu na ko fa tabarakallah te sa ne Hadj Malick nee na ku tabax jumaa ji boroom xam-xam nga doy na sëkk macha allah waa innama yaamuru masajid allah kii dundal néegu yàlla waaw koo xam ne kii da nga ci def sa alal nee na ci la ñuy tàmbalee balaa ñu ciy mën a julli sëñ Maodo day faral di wax ne yéene kese yóbbuwul kenn màkka tabaxul juma il faut que xaalis génn waaw kon boog ñu ngi lay sant di la gërëm lii lañ doon xaar nga ñëw fekke ndax am na loo xam ne lu ñu la ko nettali du doy waaye li nga teg sa bët fekke ko yàlla def itam tawaafuq am ci diggante effort yi nga xam ne bii jamaa bi def na ko ba agsi ba fii keroog site bi ñu ko seetaanee man maa ngi door a seetaan site bii donte xamoon naa ne sax xale yi créé nañ ko mais maa ngi koy door a seetaan mais ni nga ko waxee benn rek la kon ñoom ñi nga xam ne bii nag am nañ ci xam-xam am ressources yi ñu ñëw taxawee ko ñu jàppale leen dama leen di wax ñun ay mag lañu lañ mënoon démb mënatuñ ko yéen a ci toll ku iñaan say ndono sa deewin ñaaw kenn mënta jël pëpp jël popet mënul nekk yéen ay ndaw ji yéen a ci toll fa tabarakallahu jàppale xalifa bi jàppale xadara bi jàppale ñëpp te ci waar woowu ngeen di dox kon ñi ngi leen di sant di leen gërëm yal na yàlla def leen ay mag yu barkeel Haj Maxtaar jërëjëf jazakumullahu anna xayra lii rafet na te lii lañ doon séentu jërëjëf Cissé yal na yàlla dolli sa kattan yal na yàlla dolli sa wér say jéego yëpp yal na ko yàlla def tabrik professeur jërëjëf kàddu yi gàtt na waaye am na solo yow itam keroog dama la wax ne la il faut nga ñëw fekkee ko ndax lii yéen am ngeen ci lu ñu xamul jaar nga université jiite nga département wu arab yàgg ngaa jàngale am nga expérience ci wàllu jàngale loo xam ne ñun amuñu ko kon yow itam nga ñëw teewe ko joxe ci sa ay xalaat xale yi di la contacter nga jàppale leen ci liggéey bi loolu itam dafay nekk farata te noonu nga def Kébé Sam yàlla na la yàlla fay Haj Babacar jërëjëf ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp léegi ñu yeewi Haj Maxtaar su ko defee ñu door a tàmbali deuxième partie bi te moo di conférence yi nga xam ne kilifa yi war nañ ko defee incha allah. Zulema, cher éminent professeur, avant de procéder aux mots très concis pour la présentation, nous voulons formuler à vos endroits, vous disant assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et ce colloque scientifique organisé par Sirajul Hadra Malikia en collaboration avec le comité de recherche et de révision de la Hadra Malikia ainsi que l'association Al-Fatih est très honoré de recevoir aujourd'hui des éminents invités. Nous vous ferons part aussi que ce colloque s'inscrit dans le sillage de la vulgarisation et de la divulgation du patrimoine de la Hadra Malikite, comme l'a si bien dit d'ailleurs précédemment notre infatigable coordonnateur Cheikh Ahmed Tidiane Sakho. Et pour introduire professeur Dr Cheikh Ahmed Tidiane Fall, qui doit illustrer une thématique capitale aussi importante intitulée La comparaison des poèmes entre la Bourda et le Khilas Zahab. Nous aimerons reformuler davantage
au nom de Sirajul Hadra al-Malikiya, tous nos remerciements à l'assistance et les invités. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Donc après ces quelques mots introductifs en langue arabe et sur recommandation du comité d'organisation Sirajul Hadra Malikiya, qui symbolise la jeune sève intellectuelle de la grande famille de Maodo, sous l'impulsion des doyens cadres de l'université de Tivaouane, nous tenterons de traiter en français le thème qui m'a été proposé, à savoir Muqarana Uslubiya wa Ma'nawiya bayna al-mimiyatayni. C'est moi qui ai ajouté wa Ma'nawiya. Khilas al-Zahab li Cheikh al-Hajj Malik Sy wa Burd al-Matih et al-Imam al-Busiri. Donc c'est une étude comparative stylistique et sémantique entre Khilas al-Zahab et la Burda d'Imam al-Busiri. En guise d'introduction, nous dirons qu'à l'approche de la célébration du Mawlid al-Nabawi, toutes les pensées se tournent vers l'université populaire de Tivaouane. Pour une raison toute simple, toute forme de sublimation des vertus cardinales du nec plus ultra de la création y est invoquée. Et compte tenu de sa vaste culture encyclopédique, le maître de séance El Hadji Malick Sy a élargi l'assiette de la réflexion intellectuelle en privilégiant la récitation de la Burda lors des 10 premiers jours de Rabi' al-Awwal pour clôturer le Gamou par Khilas al-Zahab lors décanté sur la vie du meilleur des Arabes. Dans ce banquet de la cogitation, nous tenterons de nous pencher sur une approche comparative entre ces deux productions poétiques axées chacune sur l'apologie prophétique. D'autant plus que le slogan de cette année, choisi par le Khalif général de Tidjane, Abou Bakr Mohamed al-Mansour, Ayyadahullah wa Nasara, rapporté par Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi, plus connu sous le sobriquet d'Abu Huraira, se trouve être le hadith qui résume la quintessence de la mission islamique. Innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq. Je l'ai traduit ainsi. Ma mission se résume par l'achèvement de la haute moralité prophétique. Nous dirons qu'à travers l'histoire, les poètes ont toujours déclamé des vers pour magnifier le Seigneur de la création. Animés par cette passion, ils ont joint l'acte à la parole en composant de superbes poèmes à son honneur. Odes et hymnes à la gloire du Seigneur ont été concoctés afin de faire ressortir les contours de la beauté prophétique, ses qualités morales, de même que les miracles et expéditions militaires. La civilisation islamique est fondée sur les textes sacrés, le Coran et la Sunna. Leur interprétation par l'exégèse et les sciences du hadith, Tafsir al-Qur'an wa Ulum al-Hadith, représente un des mécanismes les plus importants dans la production de la connaissance. Dès lors, elle devra donner lieu à plusieurs lectures et interprétations. Donc l'étude portera essentiellement sur la comparaison stylistique et sémantique de deux productions par le truchement des valeurs cardinales. Mais l'appartenance à une même école de pensée musulmane entraîne là une certaine réciprocité dans l'approche comparative. Le premier poème, Al-Burda, est composé de 10 chapitres, 162 vers dans sa totalité, tandis que le deuxième, Khilas al-Zahab, en compte un peu plus d'un millier, 1058 vers.
Dans l'introduction de ce commentaire de la Bourda, un auteur qui s'appelle Hassan Boutalib définit la qasida classique en ces termes. Le terme qasida, pluriel de pluriel qasaïd, désigne en arabe une composition polythématique qui se distingue de la composition monothématique dite qita, dont le nombre de vers peut dépasser celui classique, 100-120 vers. C'est le cas de la Bourda de l'imam al-Busayri qui compte pas moins de 160 vers. Fin de citation. Les deux axes suivants à travers, les deux axes, à savoir al-Mawlid, accompagné des signes prémonitoires, al-Mawlid wal-Irhasat, de même que les miracles du prophète, Mu'jizat al-Mustafa, seront les fils conducteurs de notre travail. Nous serons interpellés par les chapitres 4 et 5 de la Bourda, qui traitent successivement des deux points susmentionnés, à savoir al-Mawlid ou al-Mu'jizat. Si l'on adresse la même interrogation au Khilas, il livrera quelques vers du sixième chapitre portant sur la venue au monde de l'élu, et tout le chapitre 13 pour les miracles. La comparaison recèle une certaine particularité, à savoir le fait que les deux poèmes sont unis par un élément commun qui symbolise l'amour sans borne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, en comparant les chapitres 4 de la Bourda et 6 de Khilas, traitant de la venue au monde du meilleur des êtres, nous tenterons de trouver les similitudes, surtout en ce qui concerne les signes prémonitoires de sa naissance. En remontant un peu à la genèse du texte, l'on perçoit à sa juste valeur la relation dialectique existante entre l'auteur et le destinataire de cette œuvre apologétique. Les deux textes à comparer s'expriment en version poétique. Et avec les exigences de cette forme d'expression, il faudra être imprégné par l'amour qui anime les deux auteurs pour que le travail ne soit déconnecté de sa valeur spirituelle. Selon l'auteur susmentionné, Hassan Boutalib, sans cet amour prophétique, la foi serait privée d'âme, d'esprit. Sans cet amour prophétique, il dit, notre foi serait-elle un texte arabe sans point diacritique, sans voyelle, où viendrait s'insinuer le doute sur la définition des mots et le sens des phrases. En prenant en considération la naissance de l'élu et les événements historiques extraordinaires qui l'accompagnent, Imam Busayri s'est contenté uniquement de 13 vers de haute facture, alors que Maodo remonte à la période méta-historique, c'est-à-dire Alim al-Arwah, appelée la méta-histoire. Et concernant la méta-histoire, un auteur qui s'appelle Henri Corbin, dans son livre Histoire de la philosophie islamique, il nous dit que sans méta-histoire, sans antériorité dans le ciel, sans eschatologie, notre histoire n'aurait pas de sens. Ce qui vient confirmer l'existence de ce que El Hadji Malick a dit au premier chapitre, que les professeurs Ignan avaient l'œuvre traduite en français. Il dit fi alam al-mulk wal arwah tabi'atun lirruhi wal jismi hadha ghayatul karim. Ça remonte aussi à Yawma alastu bi rabbikum. Et Maman Mansour disait que concernant alastu bi rabbikum, il dit awwalu man labba alastu bi rabbikum huwa ruhu wa rahmanu kana munajiya. Ce qui confirme encore l'existence de cette période métahistorique. Sur ce point précis, Imam Busayri nous dit abana mawliduhu an tibi unsurihi ya tiba mubtada'in minhu wa mukhtatami. Traduit par les conditions
et les modalités de sa naissance confirment la noblesse de son lignage. Quel merveilleux exhorte, quel glorieux terme. Il faut entendre par exhorte Adam alayhi salam et glorieux terme Abdul Muttalib bi nga xam ni moo jur Abdullah bi jur Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais El Hadj Malick entre dans les détails pour expliciter ce genre d'odyssée lumineuse de la lumière prophétique depuis la méta-histoire jusqu'à Adam, père biologique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit que cette lumière, la lumière prophétique, n'a pas transité par une femme impure jusqu'à l'arrivée à l'aristocratie arabe par l'entremise de Abdul Muttalib. Hajj Malik nous dit lillahi nurun yakunu Allahu mudi'ahu abal wara tahiran fi tahiri siyami. Lillahi ci daara gi dañ ko daan firee est-ce que yàlla, ce qui donne un certain émerveillement. On dit ô merveille, la lumière pure qu'Allah a confiée au Père de l'humanité détenait des qualités sublimes. Il dit wa kana shisun wasiyal asli muntaqilan min khiratil karami lil khiratil karami. Shisa reçut le dépôt qui se transmet de génération en génération de femmes spirituellement bien sélectionnées. C'est la raison pour laquelle, au début du deuxième chapitre de Khilas Zahab, Mamadou a bien spécifié Muhammadun, après avoir dit Ya Gha'is al-Bahri lil asdafi indi asdafun biha durratun a'la min al-jalami. Il a dit Muhammadun Nourou Abdullah. Il n'a pas dit Muhammad ibn Abdullah. Nourou Abdullah symbolise cette lumière susmentionnée confiée à Abdallah. Ainsi, Khilas pourrait être considéré comme un voyage historique et émotionnel avec Ya Gha'is al-Bahri. Il dit Ya Gha'is al-Bahri au lecteur qui souhaiterait connaître en détail la vie de l'élu. Hajj Malik dit je t'invite à un voyage émotionnel historique jamais vécu par un être humain. C'est une sorte d'invitation à replonger dans l'histoire de l'humanité en faisant preuve d'un savoir encyclopédique utilisant une kyrielle de références biographiques, littéraires consultées d'emblée. Je pense que les références biographiques ont été citées par Hajj Malik au début de Khilas Zahab. Alors, présentement, il faudra beaucoup d'efforts et de temps aux chercheurs pour rassembler la totalité de cette documentation. Quant aux similitudes, aux signes prémonitoires du jour de la venue au monde de l'élu, Al-Burda en cite 12 vers. Du vers 61 au vers 72, l'imam Boussaïdi commence par l'annonce de la malédiction des Perses par leur propre devin. Yawmun tafarrasa fihi al-fursu annahum qad unziru bi hulul al-bu'si wan niqami. Ce fut le jour où les Perses présagèrent un grand malheur et où on leur fit l'annonce de malédiction et de tourment. Il continue par le palais de Khosroès. Khosroès, c'est Kisra, Iwanu Kisra. Khosroès est son palais qui périclite. Le feu sacré des Perses s'éteignit. Leurs rivières sortent de leurs sources. Les djinns manifestent leur désarroi au moment où la vérité éclate au grand jour. Dit wa bata iwanu Kisra wa huwa munsadi'un ka shamli ashabi Kisra ghayr multaimi. On dit où les colonnes
du trône de Khosroès tremblèrent et où son pouvoir et ses années s'éparpillèrent. Il dit waqad hawat shurufatul beyti wanhadamal iwanu. C'est Haj Malik qui parle. Waqad hawat shurufatul beyti wanhadamal iwanu. Il sous-entend ici Iwanu Kisra, souligné par Imam Boussairi. wanhadamal iwanu wal ma'u misla nari fi zarami. Imam Boussairi dit ka anna bin nari ma bil ma'i min balalin huznan wa bil ma'i ma bin nari min darami. C'est comme si par tristesse le feu devenu aussi humide que l'eau et l'eau aussi brûlante que le feu. Les similitudes sont manifestes. Il dit wasa'a sawata an ghadat buhayratuha wa rudda wariduha bil ghaydi hina dhami. Une cité persane dénommée Sawa vit sa source se tarir et les porteurs d'eau se retournèrent déçus. En faisant la comparaison, nous constatons que le patriarche de Tivaouane remonte à la nuit de sa conception et cette longue liste de répercussions qu'elle a entraînées dans le cosmos tout entier. Il débute par le monde céleste, ensuite le monde marin, ensuite le monde aquatique. Il cite presque l'ensemble des mondes, Haj Malik. Il dit Layl al-Arubati, Hal durru min Rajabin, Sumal Munadi, Yunadi Musma al-Fahimi. Ça, c'est l'annonce de la conception du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit maintenant, du moment que la lumière prophétique est entre vos mains, maintenant, tanabbahu. Tanabbahu anna nur al-khatmi laylakumu qad halla fi khaymatin min atharil khiyami. Il dit réveillez-vous. Cette nuit, la lumière du sceau de la prophétie s'est installée dans l'une des tentes les plus prodigieuses. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'accueillir. An attiru bakhiru khayr al-bukhuri wa afrishu sajadatin takriman ala al-qusami. Parfumez-vous, utilisez les parfums les plus exquis. Il faudra ensuite dérouler un tapis rouge à la lumière prophétique en honneur à cette haute personnalité. Il continue, le monde spirituel, qala al-mala'iku abwabu sama futihat kazal jinanu wa nuru shams fil izami. J'ai traduit par l'aile angélique de la création, c'est-à-dire les anges. L'aile angélique déclara ouvertes les portes des cieux et celles du paradis au moment où le soleil battait son plein. Ensuite, successivement, les djinns, le monde matériel, le monde animal, le monde marin, réagissent à la lumière prophétique. Il dit Fayalaha laylatan qad nukisat fihi al-kana'isu wal asnamu min raghad. Donc, on va essayer de résumer. On nous dit il nous reste 5 minutes. وقد تلاقت وحوش الخافقين كما سواكن البحر قد لاقت من النعم. Les animaux de l'Est comme de l'Ouest, de même que la peuplade sous-marine, se rencontrèrent en se congratulant dans l'allégresse. Il dit saridu kulli malikin sara muntakisan bila khilafin wa rabbul ka'bati al-harami. Après il dit wa kullu ma li qurayshin dabba qad nataqat bihamli khayri ibadillahi kullihim. Dit toutes les composantes du genre animal que comptait la tribu Quraysh s'annonçaient réciproquement la conception du nec plus toile de la création. Shukran désolé. Wow. Je vais terminer par le monde, le corps végétal. فاخضرت الأرض, c'est la verdure. والأشجار قد حملت
فسمي الغام عام الفتح والرقمي أو ورفمي pas Mokhtar والرفمي. Donc le corps végétal offre un visage resplendissant et les fruits à portée de main. C'est la raison pour laquelle cette année fut dénommée celle de la prospérité et de l'abondance. Il me restait un point, mais je vais venir à la conclusion. Le point concernait presque la comparaison entre Bourde et Khilas en ce qui concerne les signes prémonitoires. Kharat li mawlidil awsan wan ba'asat thawaqib shuhbi tarmuddin bi rajami. Après, concernant les miracles, Hajj Malik nous dit wal mu'jizatu lahu ta'daduha abathun mi'sharul mi'shari lam yudrak wa lam yusami. Tenter d'énumérer ces miracles est pure frivolité. Le 10e du 10e n'est connu ni décrit. Il dit Jimul ulufi li hadil khalqi mu'jizatan. Amal Quranu faqalu fi addul lami. Donc il dit le prophète, en sa qualité de guide, a produit des milliers de prodiges. Quant au Coran, il en compte 70 000. Et il dit Fama yu'addu wa la yuhsa ladhi naqiyat fatatu sa'din min al-ayati wal imami. L'on ne saurait dénumérer ni dénombrer les miracles et prodiges auxquels Halimatu Sa'diya fut confrontée. Atanuha sabaqat ma zaka adatuha wa ja'at al-bid'u shatul jadbi wal izami. Son ânesse dépassait les animaux, chose inhabituelle. La maigre brebis fit aussi des miracles en pleine disette. Bon, maintenant je vais essayer de conclure. On m'a dit il me reste quelques minutes. J'ai cité concernant les maladies, concernant tout ce qui concerne des miracles relatifs à la guérison des maladies et infirmités physiques. Nous citons chapitre 7 de la Bourda et chapitre 28 de Khilas. Chapitre 7 nous dit Kam amra ad wasaban billamsi rahatuhu wa atlaqat ariban min ribqatil lamami. Haji Malik nous dit Ibra'ul asqami wal alami muja'atun ihya'ul amwati ma ibra'izil lamami. Donc pour la conclusion, je dis que ce travail de comparaison stylistique et sémantique nous a permis de revisiter un peu la richesse de la production poétique relative à l'apologie du net plus ultra de la création, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Imam Bousseiri et Imam Maodo représentent deux poètes dont les qualités d'intellectuels avérées, de même que leur dextérité et leur finesse d'esprit sont reconnus à travers le monde arabo-musulman. Le contenu de ces textes mérite d'être explicité, comme l'a si bien dit le professeur Abdou Aziz Kébé, qui est un ami de très longue date, depuis 89 je pense, quand on était au Maroc ensemble. Donc le contenu de ces textes mérite d'être explicité dans toutes les langues, afin que la jeunesse puisse s'en approprier et en faire sien, pour que l'humanité puisse sortir de l'impasse dans laquelle elle s'est engouffrée. Impasse qui a pour nom crise multiforme embrassant les secteurs de la société, crise morale, crise économique, crise environnementale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ñi ngi waxtaan ci relation bi dox ci Seydi Hadji Malick radiyallahu ta'ala anhu ak borom burdu. Relation boobu maa ngi ko tënk ci ñeenti point moo dox seen diggante. Premier point bi mooy almahabba. Bu ma nee almahabba nag li ma ci jublu mooy mahabbatullah mahabbatu nabi sallallahu alayhi wa sallam. ñaareel bi barakatul kitab barke bi téere bi am. ñetteel bi alwasatiya bi nga xamante ni imam Busiri def na ko ci tagg yonent bi xaabaabarul ba génn sunna wasatiya maanaam juste milieu gi mu ci dox. bi ci des tamit mooy wahdatul uslub fii wala al wahda fii adaay uslub comme moom Seydi Hadji Malick ak imam Busiri ni ñu xaw a nuróoyee ci ni ñuy taggee yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ni ñuy joxee tagg yi ci seenu méthode ñeenti point lii la. léegi premier point bi li leen boole mooy mahabba xubb nag boolewu leen mahabba leen boole
parce que xubb ku mu booleeg nit mën ngaa dem ba ngeen noonoo ëllëg. kon lan mooy différence diggante xubb ak mahabba? xubb xaalis da siy bokk, jigéen da siy bokk, daraja da siy bokk. zuyina linnaas xubbu shahawaat. léegi nag bu dee jigéen bëgg jigéen leen boole, di ngeen nekk ji ay noonu ëllëg. mooy al axillaa yawma idin baaduhum li baadin aduwwun illal. kon mahabba mooy boole ay nit ba ñu nekk biir àjjana, continuer nekk àjjana. mahabba nag bu ñu ko waxee mooy nga bëgg lu jaadu, lu normal. moo tax mahabbatu rasul la ñuy wax, mahabbatullah. zuyina linnaas xubbu shahawaat, xubbul xamr, xubbu moo gën a yaatu. kon baatu mahabba moo leen boole. baatu mahabba googu nag benn logistique la boo xam ne yàlla moo ko installé wàcce ko. léegi yàlla nee na bu ci ñaari nit abonné, maanaam bu ci ñaari nit abonné ci logistique boobu comme Facebook bi wala YouTube wala mu ci abonné, bu ci ñaari nit abonné, yàlla nee na damay déclencher logistique bi daal ni Jibril yow mi yor mot de passe bi waxal àdduna bi yëpp ne maam Ousmane Ndiaye ak imaam Lamine Niang ñoom ñaar bëggante nañu. léegi annoncé leen ñëpp gis leen. kon logistique mahabbatullah ak logistique mahabbatu rasul bu si kenn mënu si inscrire, ñaare ñëw inscrire ndoo. ni ñuy inscrire ndoo mooy ñun ñaar kat xam-xañu boole, mbaaxañu boole, njubañu boole, moo ñu lënkale. comme moo ñu lënkale nag buñ ko xasee ba def rek dañ leen di enregistrer ci logistique al mahabba. moom la yonent saa sam di wax si xaddis ba naan bu ñaar bëggantee damay wax Jibril na ko annoncé ne Ousmane Ndiaye ak imaam Lamine Niang bëggante nañ ne leen àddina bi yëpp bëgg. kon loolu moo leen boole te pourtant boole googu doyoon na sëkk. léegi nag olof dafay faral di wax ni ñu bokk teen ñooy laxasoo ay goj. waaw ñu bokk teen ñooy laxasoo ay goj. kon alaaqa bi am Seydi Hadji Malick ak imaam Bursi mooy dañoo bokk teen laxasooy goj. léegi nag foo gis bokk teen, foo gis laxasooy goj mooy goj bu am doole, buum bu am doole ak baag bu am doole. bu fekkenteeg buum bu woyof ak baag bu néew da koy laxas indaale ko. c'est-à-dire buumu Seydi Hadji Malick bi mu yor ci teen bi mooy mahabbatu rasul. ndox man fa teen bi mooy yonent bi salaa salaam. ndox mañ fay root mooy mahabbatu rasul, bëgg yonent bi salaa salaam. léegi nag Seydi Hadji Malick jël buum boo xam ni buum bi 1058 mètres la. mu dugal ko ci teen bi. léegi baag bi war a nekk 30 litres. léegi imam Busiri jël buum bi nekk 160 mètres mu dugal ko ci biir moom baagam di 10 litres. waaye dama ne laaj loolu comparaison la maanaam 1055 mètres ak 160 mètres 30 litres ak 10 litres lan laa ci jublu ci 1055 mètres yi mooy xilaas 1058 bayit la. burdu 160 bayit la kon buumbu 160 mètres la. baag bi 10 bunt la 10 litres la moom lay xëcc ci teen bi. kii 30 bunt la 30 litres la. léegi nag baagu 1055 ak 30 litres fu mu fekk baagu da koy laxas. léegi bu ko laxasee lan mooy résultat bi mooy borom baag bu mag bi bu xëccee ba génne mooy siiwal mooy génne baag bu ndaw bi. moo tax bu burdu siiwee fi Alaaji Maalik a tax loolu moo leen lëkkale mooy benn point bi. ma ñëw ci deuxième point bi mooy barkeel gu téere bi barkeel. c'est-à-dire maanaam téere bi mooy téere burdu dafa am barke. maanaam dafa am benn barke bi mooy téere boo xamante ni yonent bi moo ko dédicagé sallallahu alayhi wa sallam. ba noppi yonent bi moo ko sponsorisé. ba noppi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo def marketing bi fa la barke yam. nu mu ko dédicagé boo defaree téere da ngay dem ci kenn mu bindal la nangam mais ban téere nga mas a gis bu yonent bi dédicagé mooy fa mablagul ilmi fii annahu bashar wa annahu xayru xalq kooku dédicagé yonent bi la. pib bi mooy imam Busiri bi ko defaree avant muy yeewu sëriñam bi yonent bi jugee ci moom ci gént gi ci sëriñam la dem Abul Mursi ne ko sa taalibe imam Busiri defar na téere ci man bu tàmbalee aminte zakurin jeexe nangam na la ko jox te moom jugal ci kaw lal bi ku publicité téere bi
ku ko defal promotion buur ba fa nekkoon ca jamono boobu doomam bu jigéen feebar mu gént ñu ni ko imaam Busiri defar na ay bayit ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam boo ko jàngalee sa doom mu wér mu jàngal ko mu wér buur ba la mu ko jox si alal kenn xamul tam ko ko sponsorisé d'accord kon fa la barke yam léegi kon téere bi dafa am barke léegi Seydi Hadji Malick jëmmam moom Seydi Hadji Malick yonent bi moom itam barkeel jëmmam defal ko lépp léegi nag Seydi Hadji Malick jëmmam dafa barkeel ba bu laalee gerte caaf mu am barke ah imaam Busiri téereem bi barkeel ba ku ñàkk xam-xam bu ko jàngee am barke waaye léegi ma leen di laaj chose bu am barke ak personne bu am barke bu ñu dajaloo nu muy mel mooy li ñu jul mooy fukki fan yi mujj ni ngi dégg rek ñi yonentee gisé climat bi parce que lu tax ñu yonentee gisé ko mooy téere bee am barke Alaaji Maalik am barke téere bi am na barke ba lu mu dugg am barke Seydi Hadji Malick jëmmam am na barke ba lu mu laal léegi barke ak barke daje xam nga nan la mel suuf ak taw daje ca la jur gerte jur meññeent jur nangam suuf boobu di téere burdu ak taw bu tedd boobu di jëmmi Seydi Hadji Malick bi ñu dajee xam nga lan la jur moo jur colloque bi moo jur lii ah moo jur waxtaan yi Mouhamed Lamine Niang def démb si zawiya ba moo jur téere yi moo jur ah kon barkeel gi da leen a boole te mbir bu amee barke loo ci laal da ngay am barke misaal preuve bi mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam jóge na benn xare dama teewlootul na turu xare ba mais romb asxaabu kii samud waa xawmu samud mooy xawmu saalix dëkk bañ dëkkoon bañ alag leen léegi jeexantalu alag ba ma nga fa ba fa saxaaba yi rombee ñi wàcc dagg ci garab yi wut ci lekk yi wut ci ndox mi lu leen yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax dañu leen dëkk bi yàlla daf leen a alag te jeexitalu alag bi mi ngi fi tuur leen ndox mi bu leen fi lekk dara bu leen fi jël dara ndax dañ leen a alag ba noppi ne leen may naa leen autorisation teen bi nga xamante ni naaqatullaahi giléem yàlla gi moom la doon naan tuur leen ndox dëkk bi bu leen fa laal dara dem leen sa teen boobu ngeen naan ci looy déggee foofu dëkk bi dañ leen a alag loolu laal ci lu ñu alag alko teen bi yàllaa ko barkeel ndax naaqatullaahi moo si doon naan kon loolu laal ci lu am barke mu autorisé leen ko léegi nag téere bi am barke Seydi Hadji Malick am barke ñoom ñaar ñu barke ba lu ñu si laal am barke moo ñu barke bi ñetteelu point bi mooy alwasatiya juste milieu tey imaam Busiri xoola muy tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci biir tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu osé wax ne daama daathu nasara fi nabiyihim waxkum bi ma chita maddaxan fii waxtakimi est-ce que xam nga ni bayit boobu rek doy na avocat wu Busiri maanaam avocat doy na ko avocat day na ko lay ci diggante suñu borom ba ñuy wax naan dafa ëppaleeg dafa nangam ak nangam nee na la li nasaraan yi di askanale seen yonent te nasaraan yi mooy dañuy ëppal ci ak yonent ba jox ko lu loolu nee na bàyyi ko te nga tagg yonent bi mais nga ànd seeg xereñe ba dëppale ko sunna dëppale ko ak alquran waaye sëñ bi loolu lay bu gën a garaaw amul léegi nag gis nga bayit boobu rek moo inspiré Seydi Hadji Malick radiyallahu ta'ala ba mu ñimee burdu ñi mu ko dugal ci këram parce que mi ngi wax waa këram ne leen même man Seydi Hadji Malick bu ma waxee loo xamante ne wuute nag alquran sunna teg leen ko fële parce que def na ko wasifa nañ ba pare mun leen su ngeen gisoon Maodo di jëfandikoo lu wuute alquran sunna nu ngeen di def ñu ne ko si ñu xam ne seytaane jàpp na la ñu ñaanale yàlla jàpp ci alquran sunna kon téere bi wasatiye bi mu am nga xamante ni tagg na yonent bi xaabaabalul ba jox ko lu ëpp waaye tamit wàccewu ko ci darajaam mu demee ci wasatiye mooy yorul manhaju yahud bi nga xam dañuy wàññi seen yonent ba def ko sax nit simple ko doye di xaabaabalul comme nasaraan yi nga xam dañ koy yéegal seen yonent ba jox ko ciru yàlla mais da nga koy teg fi nga xamante ni fa la nekk muy al wasatiya dernier ponk bi mooy al wahda fi adaa'il uslub maanaam ni ñu moom Seydi Hadji Malick ak imam Busiri ni ñuy tagge yonent bi jooxe gën la koy joox boo xoolee xam nga dañ naan la xilaas moo gën a siiw ci li Seydi Hadji Malick tagg ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam est-ce que xam nga ne téere yi Seydi Hadji Malick tagg yëpp wala Busiri téere yi mu defar yëpp burdu mën nga koo daaje nu mu la neex mën nga see wut fukki daaj
xilaas mën nga see wut fukki daaj mais laqad jaakum ba léegi laqad haaja xali ba léegi daajaguñ ko seet defee loolu maanaam laqad haaja ba léegi daajaguñ ko nuunee ba léegi benn daaj lañ si amagun ah abada burux ba léegi benn daaj lañ si amagun mais boo xoolee xilaas mën ngaa jël fukki daaj lu waral loolu d'accord mooy booy tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ay outils yoo xam bu xasee ba dajale ci yow maanaam ni ma la ko mën a misaale mooy cinu 5 kilos maanaam cin loo xam 5 kilos la ndax mën nga see togg saako 50 kilos xam nga mënoo ko see togg mais cinu 50 kilos mën nga see togg 2 kilos wala 3 kilos ok maanaam tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam cin yi ñu war a taggee yonent bi war ko faa teg mooy buxur yi laa ko nam bëri na waaye baxru bi nga xamante ni moom moo apt pour nangu la li nga bëgg yépp ba sàmmanteeg sunna sàmmanteeg alquran sàmmanteeg xam-xam bi ba sàmmanteeg ñi ngay waxal ñi bëgg ko baxar bi taxaw pour man loolu mooy basiit boobu moom la yàlla di wax naan yonent ba ma tànnee ab yonent wa zaadahu bastatan al basta boo ko amul ci ilmu mënoo tagg yonent yi ba mu safee salaamaaleykum wa rahmatullah bismillahi arrahmani irrahim wa bihi nastain walsalaatu walsalaamu ala ashraf almursalin sayidina muhammadin alsaadiqi alwacdi alamin wa ala alihi wa saxbihi algurri almayamin wa man tabiahum bi islaamin wa imaanin wa ixsaanin ila yowmi yaqumu nnaasu li rabbil alamin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu laa yumkinu lilkalimat altaabir an miqdaari alsacaadati allati tacummu alarjaa liwujudi hada alxashd alcazim fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum wa likulli fardin mutawaajidin fi hadihi alqaaca almubaaraka taxiyatan lilasatizati alxudur taxiyatan lilcuqul annayira allati shaarakat fi taqdimi hada alcamal taxiyatan likulli man watia biqadamihi hadihi alard almubaaraka dacuni naxtafi bikum kullin bismihi wa kullin bilaqabihi wa namulu an taqarra acyunukum bima jitum tabguunahu alyowm ضيوفنا الكرام هذا اليوم في هذه المناسبة التي نسعد بها جميعا نرى البسمة على وجوهكم ونرى السعادة في أعينكم ونرى التفاؤل تنير أحلك الظلمات ونتطلع إلى مشاركتكم الفعالة لهذه الندوة التي سنتناقش فيها واحدا من أبرز الموضوعات البالغة الأهم وهو بردة المديح وأثرها في الأدب العربي السنغالي يقوم به الأخ الكريم الدكتور محمد نيان وهو ممن لم يتركوا حاجة ولا داجة في سبيل تحصيل العلم فهو في هذه الحضرة المباركة معرفة لم تتنكر إلا أننا من باب الاستئناس سنقوم بتلخيص بسيط لسيرته الذاتية ربما الوقت لا يسمح لنا بذلك لكنه إن شاء الله بإذن الله سيقوم قليل من ذلك فيقال من الحكمة أن تقول كل ما تعرف من الحكمة أن تعرف ما تقول وليس من الحكمة أن تقول كل ما تعرفه عن الأخ إذن فمعكم الآن الدكتور محمد نيان لا أريد أن أطيل عليكم فالكل مستعجل لسماع ما يقوله الدكتور محمد نيان فمثلي ومثله كمثل ابن الجوزي لما حصل له خلاف بينه وبين زوجته فتركت الزوجة البيت وغادرت وكان يحبها حبا شديدا ورغم الخلاف كان الزوج حريصا كل الحرص أن تحضر دروسه وكان عنده مجلس علم بعد صلاة العصر فحضرت الدرس وانتبه لها ابن الجوزي وكان يراها من بعيد لكن كان يجلس أمامها امرأتان جسيمتان أي ضخمة الجسم فحجبتا رؤية ابن الجوزي لزوجتها ولم يتمكن من رؤية زوجته فأنشد قائلا أيا جبلين من بشر أزاح النور عن بصري سألتكما بربكما قليلا كي أرى قمري إذن فلا أريد أن أكون جبلا يحول بينكم وبين فضيلتي الدكتور محمد نيان فليتفضل مشكورا مأجورا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة الحضور، وعلى مقدمتهم الشيخ الدكتور بابا مختار كبه، فعبره نقدم التحية للخليفة العام السيد أبي بكر ابن منصور، وكذلك أخيه الحاج مالك عبد العزيز، وكذلك عميد الحضرة المالكية أبي بكر ابن عبد العزيز. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم جميعا ويزيدهم بسطة في العلم والجسم. والتحية لكل الحاضرين، وعلى رأسهم الإمام محمد مصطفى لو أخص له بالذكر لأنه كان من أوائل الحاضرين وترك كل ارتباطاته لأجل حضور هذه الندوة. هذه الورقة التي كلفت بالقيام بها بعنوان بردة الإمام البصيري وأثرها في الأدب العربي السنغالي. فكما قال شيخنا إن الوقت لا يسمح لعرض كل هذا، فقد أعددت تقريبا 23 ورقة ورجعت إلى 26 كتابا، فبالتالي يصعب عرض هذا كله. لكن على أي حال أعطيكم ملامح، لأنني قسمت هذه الورقة إلى مقدمة وكذلك 5 مباحث. المقدمة تحدثت فيها عن المدح بصفة عامة منذ العصر الجاهلي ومرورا بالعصر الإسلامي والعصر إلى عصر الإمام البصيري. وكذلك في المبحث الأول تحدثت عن الإمام البصيري ومكانة بردته بين شعراء المديح النبوي. ثم في المبحث الثالث تحدثت عن تأثير البردة في الأدب العربي السنغالي، ثم تناولت موضوع المعارضة. وفي المبحث الرابع أو الثالث تناولت تشكيل السنغاليين بردة الإمام البصيري. وفي المبحث الرابع تناولت تضمين السنغاليين بردة الإمام البصيري. وفي المبحث الأخير تناولت التأثير المعنوي لبردة الإمام البصيري في الأدب العربي السنغالي. وسأقف قفزات سريعة. بردة الإمام البصيري لها مكانتها بين الأدب العربي عموما. لعل سائلا يسأل: هل هناك مقارنة بين بردة الإمام البصيري وبين لامية كعب بن زهير الصحابي الجليل؟ فأنا أقول، ولعل كثيرا يخالفونني في هذا، فلا وجه للمقارنة بينهما. والسبب في ذلك أن لامية كعب بن زهير ليست في المدح النبوي، هذا لا بد أن يفهم. ثم البردة في المدح النبوي، فاللامية في الاعتذار، لأن كما هو معروف أن الأدب الجاهلي بارع في اعتذارات الشاعران نابغة الذبيان وكعب بن زهير. فبالتالي ما دام أن الموضوعين مختلفان فلا وجه للمقارنة في الموضوعين، أما في الأسلوب فيمكن. ولأجل هذا نجد أن بردة الإمام البصيري نالت شهرة واهتماما من العلماء والشعراء لم تنله قصيدة أخرى. وحتى زكي مبارك يذكر يقول: أستطيع أن أجزم بأن الجماهير في الأقطار الإسلامية لم تحفظ قصيدة كاملة كما حفظت بردة الإمام البصيري. ومن أراد أن يتوسع في هذا يمكنه العودة إلى الملائح النبوية في الأدب العربي لزكي مبارك، وكذلك في كشف الظنون لحاج خليفة أيضا ذكر ذلك، وذكر عددا من العلماء الذين اهتموا ببردة الإمام البصيري شرحا وتشقيرا وتطمينا، وحتى أكثرهم سبحوها وخمسوها وهكذا كما عرفتم. ولذلك إذا عرفنا أن أئمة هذه الأمة اهتموا بالبردة فليس غريبا أن يهتم بها السنغاليون، لأن أسلافهم من علماء هذه الأمة قد اهتموا بالبردة. فإذا فالسنغاليون ليسوا بدعا في اهتمامهم ببردة الإمام البصيري، لأنهم رأوا أن كل ما أرادوا قوله قد قاله الإمام البصيري. فبالتالي
وبالتالي فالذي يجب عليهم أن يحذوا حذوه ويتبركوا ببردته. والأقوال التي قيلت في مكان الإمام البصيري كثيرة، ولعل الورقة ستوزع فيما بعد بإذن الله سبحانه وتعالى. اهتمام السنغاليين بالبردة جعلهم يذهبون مذاهب شتى إلى التفنن في البردة. فمن المذاهب التي ذهبوا إليها المعارضة، والمعارضة كما يعرفها العلماء هي أن يقول شاعر قصيدة فيأتي شاعر آخر ويحاكي تلك القصيدة على موضوعها ورويها وقافيتها. هذا هو تعريف المعارضة بالاختصار. ونحن رأينا أن السنغاليين قد عارضوا البردة، ولعل من أشهر الذين عارضوا البردة، لعل المسامع الآن تنتظر أن أذكر الشيخ الحاج مالسي لكنني أؤخره قليلا. فعلى مقدمتهم الشيخ مامادو سيسي الذي توفي سنة 1907 في بديعيته المعروفة بديع مطلعكم يا جيرة العالم، تلك القصيدة الطويلة التي يعني تعد فنا من الفنون التي تولدت من بردة الإمام البصيري، وهي فن البديعيات التي اشتهر فيها صفي الدين الديني. يعني هذا الفن فن معروف. فتجد أن الشيخ مامادو سيسي عارض البردة في هذه القصيدة. فكذلك أيضا مام خليفة ياس صاحب خاتمة الدرر في مدح خير البشر، وهو يقول شيخ تلقي اللغوي رحمة الله عليه: لا أقول بأنه أشعر شعراء المديح، لكن ليس من الأقل أن نقرر بأنه من أشعر شعراء المديح غرب أو شعراء إفريقيا غربها وشرقها جنوبها وشمالها. فهو وجدت في ديوانه 5 قصائد عارض بها بردة الإمام البصيري. من تلك القصائد قصيدة يقول فيها: إن المنازل من سبع ومن إضم هاجت عليك هوى في القلب لم يرم. تلك قصيدة بديعة، فمن أراد الوقوف عليها فيمكنه العودة إلى ديوان مام خليفة ياس. ومن الذين عارضوا البردة شيخ الحاج مالسي، فمعارضته للبردة قد تختلف قليلا، ذلك أن الإمام البصيري كتب في المدح، والشيخ الحاج مالسي كتب في السيرة، والسيرة أعم من المدح، فبالتالي قد لا تجد الخيال والعاطفة كثيرا في خلاف الذهب كما تجد ذلك في بردة الإمام البصيري. ولأجل هذا قد يخرج نص الشيخ الحاج مالسي رحمة الله عليه ورضوانه من باب المعارضة، إلا من ناحية الوزن والقافية. ثم من التأثيرات أو من أمارات التأثير في الأدب السنغالي من بردة الإمام البصيري ما يسمى بالتضمين. والتضمين أن يأتي شاعر بصدر ثم يأتي بالعجز من شاعر آخر، أو إما أنه يأخذ نفس ما سبقه. ومن أشهر الذين ضمنوا بردة الإمام البصيري مام خليفة ياس، وتقريبا حسب بحثي لم أجد قصيدة لأن المراجع لدينا في السنغال شحيحة، فبالتالي المتحدث يتحدث اعتمادا على المصادر التي وقف عليها، ولذلك لا أجزم بأنه الوحيد الذي يعني ضمن بردة الإمام البصيري، لكن حسب المراجع التي وقفت عندها. فتجد في قصيدته التي عنونها بخالد الشهد في تضمين البردة يقول: أمن تذكر جيران بذي سلم أسلمت نفسك للأشواق في سلم، لما كتبت الهوى فاهتاج هائجه مزجت دمعا جرى من مقلة الفداء. هكذا إلى نهاية القصيدة. وستجد هناك تضمينا جزئيا، ذاك تضمين كلي لأنه يأخذ العجز بكامله إلا ما يغيره قليلا. وأنت عندما تقرأ الأدب السنغالي تجد أن هناك تضمينا جزئيا. من ذلك قول الشيخ عبد العزيز الدباغ رحمة الله عليه: حاشاك أن تحرم الراجي مكارمه أتاكم مستجيرا كاشفا غمم. فهذا مأخوذ من قول الإمام البصيري: حاشاه أن يكرم الراجي مكارمه
أو يأتي الجار منه غير محترم. وتجد أيضا أن من خليفة جس يقول فاق البرية في عدل وفي كرم فلا تقسه بها دهرا ولا درم. أنت تلاحظ بأنه يشير إلى قول الإمام البصيري فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يداوه في علم ولا كرم إلى آخر ما ذكر. وتجد أيضا عند شيخ الإسلام إبراهيم يس في قصيدته التي مطلعها قد شاق شوق المصطفى أدمي فهل تسيلن من بعد الدموع دمي، يقول فما ادعته النصارى خل عنك وقل ما شئت فيه بلا شك ولا وهم فلست تدرك بالإسهال مدحته حتى تخاف علوا مادح العلم إذ ليس يعرف إلا الله غايته بهذه الدار أو بتلك من أرين. فهنا أنت تدرك تماما بأنه يشير إلى قول الإمام البصيري رحمة الله عليه دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتفل إلى آخر ما ذكر. وهكذا تجد عند كثير من الشيوخ وحتى تجد عند الشيخ محمد الهادي توري عندما يقول بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا ليس منهدما لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا سادة العظماء. والنقطة الأخيرة التي أختم بها أو قبل الأخيرة تفسير شعراء السنغال البردة، فتجد منهم محمد دسمة الذي كان في دكار وهو معروف عالم في كل الفنون، فتجد أن تفسيره يقول أمن تذكر جيران بذي سلم قد بت ترعى نجوم الأفق لم تنم أمن ضعين النهر والخوص تحملها مزدت عن جرام مهلة بدم. ولعله حسب ما وقفت عليه لأن رسالتي في الدكتوراه كان عن المدامح النبوية في الأدب العربي السنغالي، فحسب ما وقفت عليه هو السنغالي الوحيد الذي وجدته قد شطر البردة. وأنت عندما تذهب إلى المعاني فتجد أن السنغاليين عيال على الإمام البصيري في المعاني، وهذا ليس غريبا لأن أحمد شوقي لما قال المادحون وأرباب الهوى تبع لصاحب البردة الفيحاء ذي القدم مديحه فيك حب صادق وهوى وصادق الحب يملي صادق الكلم الله يعلم أني لا أعارضه من لا يعارض صوب العارض للعرم وإنما أنا بعد الغابرين ومن يقبل وليك لا يضمن ولا يلم. وهكذا إذا يقول السنغاليون. لكنك في المعاني تجد أن الشيخ الحاج مالك رضي الله عنه عندما يقول ألا إنما يمناه سيف ورحمة بها أينعت قبل الأوان الأخير بها شفى الأدواء جل إلهنا مرارا بها صار السيوف جذور، أنه يشير إلى قول الإمام البصيري كم أبرعت وصبا باللمس راحته وأطلقت أربا أو أربا من ربحة الأمم. لكنك تجد أن الشيخ الحاج مالك يزيد على البصيري في أمره. البصيري ذكر فقط منافع كف الرسول صلى الله عليه وسلم دون ذكر أضرارها، لكنك تجد الشيخ الحاج مالك في البيت الأول جاء بما يسميه البلاغيون باللف أو الطيب ألا إنما يمناه سيف ورحمة بها أينعت قبل الأوان الأخير، فهنا تجد أنه مشخص أو معكوس. يعني الورقة كلها لا تسعها الدقائق، لعلني أكتفي بهذا القدر وأستسمعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلي العظيم والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه نجوم العالمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. bokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di leen ndokkeel ci lii ñu nekk waaye di leen ndokkeel ci guddi yi ñu nekk yal nañu yàlla mottalil di jël nuyoo yooyu ak ziyaar yooyu ak ndokkeel yooyu di ko teg ci loxo kilifa yi fi nekk alxaaji Baay Bachiru Ngom Sëriñ Pam Maxtaar ñépp ñu ngi leen di nuyu. xëy na nag li ñuy wax sànq ki doon présenté professeur
daanaka loolu lay wax ci ki ñuy bëgg a présenté moom it moom tamit dañuy wax ni ganiyun anit taqdimi wa taarif alxaaji Malick tur wi rek daanaka doy na waaye bi tur wi ñëwee tamit fexe na tamit ba sagal tur wi lu ci am solo la ndax waajur wu nekk bi ngay tudde sa doom nitu yàlla yaakaar a taxoon yaakaar boobu nag doom ji moo mën a màgg rek maas mbind ma ba ku janoog àlliwa ja mën a xam tur wi kat lii moo ko taxoon a jóg kon alxaaji Malick Fall ñun dañu juddu ñëw ci daara ji fekk ko fi mu jàng li mu war a jàng fii ci ay sëriñ yu teqale ko mën nañ ci tudd ñett rekk xëy na maam Lamine Kebe mën nañ ko ci tudd jaar na tamit ci daara sëriñ alxaaji Jóob fii ak tamit ca Mbooro jaar na fa tamit ci sëriñ bu tedd boobu di woy juru sunu soppe bi Muhammad Daawa jaar na foofu bi mu paree ci yooyu jaar na ci ay béréb yeneen nag waaye bi mu jàngee li doomu soxna yi di jàng dafa wëlbatikuwaat yaatal njàng mi ndax dégg-dégg yi lu mu gën a yaatu gën a baax mu jóge fi dem ba Misra dem taataan fa waaye ba mu ñëwaatee ba tey tamit alxaaji Malick boobu moom bi fi jógewaat moo ñëwaat bi mu ñëwaatee li taxoon waajuram tudde ko Seydi alxaaji Malick pour leer yooyu mu taataan ko loolu la continuer fii ci xadara bi ñu ngi fàttaliku amoon na fi ay duruus yoo xamante ni moom moo ko yore woon ci usul bi di ko jàngale bàyyiwu ko nag ba tey ji mu nga ca Pire di ko fa joxe ndax mbir yi dafa yaatu tool bi moo yaatu ba koo ci gisul bul wax ni ñëwul dafa nekk ci benn côté di bay rek tool bi moom moo yaatoo noonu kooku nag duñu guddal ndax am na ñoo xamante ni daanaka présenté leen daanaka xëy na jamono ko laaj rek waaye daanaka man lañ leen a jox mubasharatan kàddu gi rek ñu wax lan la bëgg a jël nag juhudu zawiya almalikiya fi ibrazi qiimati burdatil madih loolu lañ bëgg a duggal kon dañuy gàttal foofu wax ji ndax nit ñi moom lañu bëgg a déglu ndax bu ñu defee ci këyit yi kii moo war a waxtaan rek daanaka waruñoo olofe sax daanaka tuuti rek doy na ci ñu bàyyi ko mu waxtaan kon alxaaji Malick bismillah assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu